booba mi ngi jaay ngooñ moom ak di yor ay brouette di def njool gaaraas kon pourquoi muy wax ak man du ma moroomam ba àddina maa ko mag lu muy jaay mag ko ëppale. te loolu gëm yàlla la nag. c'est pas le genre de Cissé Lo la. tudd nga léegi xam ne léegi mbaam sax ko gën maa ko wax. am du nit. mais xam nga loolu aussi lu ëpp la boo demee ba wax baat boobu. non loolu aussi. waaw li ma lay wax mooy politique mooy nit koo xam ne da nga jóg engagé wu pour maanaam defaral sa gox defaral sa réew loolu moom la ñu politique. lu si am nag loo xamante ne daf koy yàq bëgg a yàq mooy ñi nga xamante dañ si dugg ba pare boole ko di sàcc te duñu wax dëgg ba pare di wor askan wi kooku mooy li gën a bon mais fekkee da nga fi dugg uniquement rek pour jàmm yàlla mën na ko def mën nga tamit liggéey sa askan mën nga liggéeyal tamit sa réew loolu képp koo xam ne engagé nga si politique pour loolu tax nga def ko kooku mën nga si am ngërëmul yàlla. non xam nga yow boo nekkee fee par exemple man Europe laa nekkoon soo nekkee foofu di ko dund da ngay jàpp ni leneen la mais boo ñëwee waaw da ngay gis beneen facette politique. parce que ñun kat wax dëgg yàlla jàppoon nañ ni si suñu liggéey la ñu war a yem am suñu liggéey am suñu xaalis dem mais am na nu muy demee fii tu vois que même des gens parlent presque ci yoo xamante ne amul fayda amul fulla xam nga ay affaire ay futilité ci la ñuy or que liggéey le temps nous appelle au travail xam nga li ma la wax su fekkente ne Macky Sall dafa indi benn slogan ni fast track donc nañ jàpp ni fast track boobu ñoom ñoo ko war a liggéey ñun waruñu ko liggéey ñun on est là que su man de damay wax ne en toute objectivité man su baaxee ma ne baax na su bonee ma ne bon su ne positive na su négative négative na. man ba ma doon laaj li nga xam moom mooy définition mot politique dama gis ma dafa war a nekk quelqu'un koo xam dafa war a nekk si service su population bi da nga war a nekk doomu aadama boo xamante ni Baye Fall nga war a nekk li nga xam ne moom mooy sa wetu population parce que boo ne opté ne da nga bëgg a def politique nekk politique moom wala opté maanaam yow opté ne da nga bëgg a nekk bénévole soit di passer des bonnes informations li nga xam ne moom mooy sa population lépp li nga xamante ni njëriñ la ngay fexe di jéem a sensibiliser li nga xam moom mooy sa population wante léegi moom ni gisee ni politique ni ko gars yi defee di politique. politique lu noble la c'est pas parce que tey yenn comportement yi mi ngi heurté que ñu fàtte noblesse bi ëmb politique parce que engagement la sacrifice la dafa bàyyi yu bare dafa am yu bare yi nga xam ne da nga koy bàyyi pour jublu ci intérêt askan bi donc sacrifice la te boo nekkee ci intérêt askan bi jóg pour gàddu seeni ay préoccupations da nga war tamit mesurer poids wu responsabilité boobu ak périmètre responsabilité boobu ndaxte da ngaa jóg pour nekkal ka nekk fële ca Mbadakhoune nekkal ka nekk fële ca Richard Toll nekkal sénégalais bu nekk ak fu mu mën a ne war ka waxal war fexe ba coono ak jafe-jafe yi mu jànkoonteel saafara am ci donc loolu jarul fàtte mais bu situation demee ne fi mu toll fii nga xam ni lii ngay wax ni lépp ci ñi nekk ci pouvoir bi nga ko gisee day baax nga xam ni moom la ñu jox baatu réew mi mu jiite réew mi mu jël ay responsabilités pour siffler la fin de la récréation. waaw bon xanaa di nekk loo xamante ni dañ koy ñaawlu parce que je pense que fii réew mi toll tey sénégalais yi mérité nañ leneen lu dul di ay responsable di xiiroo ko ŋaayoo ci télé ku ci nekk di xaxar sa morom tey jii fii réew mi toll ak jafe-jafe yi nga xam ne askan baa ngi ci dund askan baa ngi koy dund ñoom ñu ne askan bi da leen wóolu ba tegaat leen fi tey jii seen yitte waroon nekk ci andi ay réponse par rapport ak attentes yi nga xam ne sénégalais am nañ ko envers ñoom ñu wëlbatiku andi luñ leen ay lu mën a saafara seen jàngoro ak mën a matal seen i mbébét ñu wëlbatiku di leen andil ay xuloo ki xeex ki saaga yaakaar naa du loolu la askanu Sénégal di xaar ci ñoom. waaw point de vue bi ma ci am daal mooy jàmm rek comme ni ma ko waxee fee rek léegi si salle bi mooy jàmm mooy li ëpp parce que ñi koy génne surtout li ñu si jaaxal mooy ay mag lañ ay kilifa lañ yu xam ne itam bokk si ñuy sos parti bi bu ñu waxee am na wax yoo xam ne bu ñu koy wax dañ ko war a waxee ci néeg waaye waruñ ko waxee ci mbedd comme nag ñoom ay kilifa lañ suñu sañoon daal ñu bàyyi wax jooju ñuy wax ndax gis nañ ne wax jooju nekkul lu xam ne luy defar la dafay nekk luy yàq te Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk te président Macky Sall am na vision bu xam ne ci Sénégal li mu wax mooy nañ bàyyi wax ji di dem liggéeyi te it wax dëgg ne yàlla
président yi fi jaar yëpp kenn ku ne liggéey nga waaye nag président li mu fi def ah ñun de ñu ngi ko soog a gis. waaw xam nga man duma ñooñu ñoom duñu man nit ku yiw laa lenn loo xam ne lu ñaaw la di jóge si comme man di doon rafetlu ma ko mais il faut ngeen xool fa muy jógee ak lu tax mu jóge fa ndax Moustapha Cissé Lo sama rappel bien 98 nekkoon na député ci parti socialiste nekkaat député ci PDS ñëw nekkaat député ci APR bi mu ñëw APR dafa bàyyi député am ñëw engagé ànd ak Macky Sall kooku ñoom ñoo xam ndax ñoom la mais nit da ngay fàttaliku démb am kóllëre ndax ñi daloon Macky Sall yëpp may wax ak yow ni jàppaloon ko mu jël nguur gi ñu si bare gisuñu seen bopp nit nag la mu fondement ba gis tey jii agsi fi mu agsi te ñu gis maanaam ñoo xamante ne ñoom ñoo taxawoon di saaga Macky Sall ak ñeen àndal tey ñoom ñu ñëw jëlaat nekkaat en devant si ñooñu ñoom seen xol peut-être mën naa naqari buñ gëmul yàlla mais man ku mel ni man sama xol du naqari si loolu ndax xam naa Macky Sall xam na àddina ndax fii la ma daa fekk 2e étage sama bureau papa kon kenn gënu ma ko jàng 88 laa xamante ak moom xam naa la nekk si moom mais ñoom li ñuy xam moom la ñuy def ñoom la engagé mais baaxul ci réew mi am réew kenn du ko yor si ay saaga ak i xastante ñoom kenn ku nekk am na loo xamal sa borom. waa xam nga nit ku nekk ni nga toll rek ngay jëfe xam man du ma fayu saaga xam man par exemple tey mënuma la wax kan mooy Mame Diarra mais xam nga fii nit ñi dañuy def seen enquête de moralité donc député da ngay nekk fii sonal leen ñu xëy suba teel dem seen koñ dugg fa ak ay RG lijjanti yaay kan nangam mais boo demee ginnaaw raay dañ lay wax kan mooy Mame Diarra boo jëloon sa daal dem Italie tey dañ lay indil dossier wax la kan mooy Mame Diarra fam bu baax xam li ma la donc moi je pense que wax ju bon dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaanu moi je vois que ñoom ñaar ñëpp dañoo ñëw pour liggéey ba ci ñett ba ñeent parce que du ñoom rek fii assemblée ngi toj xam li ma la ku nekk ak li nga bëgg a wax ñenn ñi sax dañuy am seen compte rendu ak benn ministre bu ko doxale ci bugg a influencer nit pour mu saagaal leen wala mu xasal leen loolu dëgg la mais loolu ñoom la rek. Moustapha Cissé Lo ak Farba Ngom xam nga ñoom ñaar bu ñu waxee dañ koy jiñ parti bi te boo xoolee li nekk ci parti bi nekku ñoom waaw non ñoom kese nekkuñ ci parti bi déjà foog ñu ci jéem a préciser parce que man xam nga lan laa mënta koo safar fii hémicycle Assemblée nationale la da nga war a nekk représentant du peuple bu ngeen amee ay problème personnel bàyyi la mi ngi gisee seen kër wala ba ngeen gisee feneen parce que fii lépp lañ fi wax dañoo war a wax li nga xam moom mooy njëriñu askan parce que boo opté na mu nga nekk député du peuple représentant du peuple lépp li nga xamante ni doléance la ci jafe-jafe da nga ko war a mën a porter ñëw fii ba ci Assemblée nationale nga taxaw doonal sa ko kaas li nga xamante ni sa commune war na ci mën a bénéficier kaas li nga xam ne mooy sa département war na ci war a mën a bénéficier lu ñoom nag def nag nekku parti bi la engagé loolu ñoom la engagé parce que au moins que bu dee député du peuple nga ñëw ba ci assemblée liñ la fale woon yow yaa waroog sa askan wante nañ bàyyi di ko jiñ APR du APR ñoom ñaar kese parce que ñoom ñaar kese ñoom ñaar kese duñu APR man tey APR laa bokk au moins comportement mel noonu. Déjà je parle pas de la personne de Cissé Lo ou bien des autres mais dafa am loo xamante ni dans une république normale je pense que mënul nekk ndax ñu toog ay nit nekk ay responsable ci état ku ci nekk di jiiñ sa morom ci wàllu semence ak i engrais procureur nekk fi dégg coow loolu te ñoom mënul yëkkati def ay jéego pour seet loolu nan la war a mën a demee donc rôle procureur la tey jii bu fekkee dafa am coow yoo xam dafa jug ci réew pour mu permettre askanu Sénégal parce que li ñu wax aussi du lu ndaw ay semence la ki engrais ñu jël ko waroon ko jébbal ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu mbay nekk ci biir Sénégal te nekk ay nit yoo xam te ni yittewoo nañ ko ay nit ñu nekk seen biir ku ci nekk di jiiñ sa morom kii naan jël na sàngam kii naan jox nañ ko sàngam loolu dans une république normale je pense que warul nekk te procureur mi nga xam ni bu ay opposant bu ñu amee dossier ci ñoom mu gaawantu jug ci ñoom tey jii mu nekk ci réew mi ñuy coow boobu mu toog jàpp ñàmburam est-ce que tey jii ñoo ngi dans une république normale. xam nga parti opposition moom li nga xam ne moo nekk soxla moom mooy critiquer mais parti pouvoir li mu war a def moom mooy seere parce que bu fekkee buñ la critiquer nga jéem a seet li ñu lay critiquer bu fekkee mu ngi ci yow te mu nekk lu bon nga bàyyi ko bu fekkee lu baax la nag nga jéem a continuer. parce que parti opposition moom du la même bu fekkee yaa ngi def lu baax du la wax ne li ngay def baax na parce que moom toujours day wax li ngay def baaxut parce que fi nga toog loolu la soxla kon moo tax ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti pouvoir ñun ñoo war a mën a seere déglu lu ñu mën a wax ñu comprendre leen bu ko defee
jox leen loxo surtout comme ñoo nekk mesure te ñoom ñu nekk militaire ñu jox leen loxo buñ tàngalee ñu sotti ci. ñun taluñu loolu ñun ñii ñoom dañoo war a góorgóorlu su fekkente ne tamit dañuy wax ne ñoom le président a une très bonne vision xaw ma une bonne la xaw ma une très bonne mais quand même ñoom nañu fexe ba matérialiser la vision du président de la république ndax yar ak ay teggin caay-caayu politique nga moom ñàkk du ñàkk mais yaru na amul problème du la saaga du la xas ñoom nañ xool ci seen Macky Sall rek xam li ma la wax man dama lay wax ne la wóor na yàlla ak yonent bi man biib république moom dama koo tudde woon barki démb fergu dagg xam nga lëmbali law ba ju ferga dagg ku ne wut loo am. non dama koy ñaawal ba fu ñaaw li yam parce que man mënuma concevoir en tant que vice-président de l'Assemblée nationale président CEDEAO nga ñëw ba ci Assemblée nationale en tant que nga war a ñëw nekk waaw defi rek lay kon nga war a nekk li nga xam ne moom mooy Baye Fall askan bi nga war a nekk représentant du peuple amul leen loo fee naan non man dama war a am man dama war a ensiru parce que man damay tiit parce que ñun ñii di ndaw dañuy aspirer nekk des futurs responsables kon la fekk ñuy gis image bii ñu wone ñun dañ koy ñaawlu te wax dëgg yàlla du nekkul image bu responsable député du peuple la ñuy wax wante waxuñu la député pour son poste waxuñu la député pour ngay enrichir dañu la député du peuple un député c'est un représentant du peuple tey fi nga xam ne askan bi amuñu fa sens pour wax yow yaa taxaw taataan ne dama bëgg a nekk député dama bëgg a nekk seen wet dama bëgg a nekk seen Baye Fall dama bëgg lépp li nga xamante ni jafe-jafe la man may toog leen ko kaasal fii ci Assemblée nationale léegi defatoo loolu da ngay ñëw ne non non man sama bopp lay kaasal kon loolu man noonu mënutu ma leen woowee c'est comme député quoi bu ñu amee beneen tur ma leen woowee moo honorable sax mënutu ma leen ko woowee. ko waxee dama ci dégg Farba Ngom mu wax ci. kooku na wax ak Pape Aliou ak gone yooyu ndax man. tolloowuñu man maa ko mag bokkuñu histoire fi ma jaaru fi li ma doonu ko ci réew mi xaalis nag du tax nit di nawloon tegew surtout xaalis boo xam ne c'est doute kenn xamul foo ko jël. su date bi jotee war a jeex rek kenn mënu ci dara. d'accord te loolu gëm yàlla la nag. d'accord c'est pas le genre de Cissé Lo la. tudd nga léegi xam ne léegi mbaam sax ko gën maa ko wax. am du nit. mais xam nga loolu aussi lu ëpp la boo demee ba wax baat boobu. non loolu aussi je vous en prie loolu dafa ëpp ko si. lu tax nga wax non mais loolu dafa ëpp. non pas nga loolu waxu la lu toll noonu. déggoo ko kenn aussi non poste du tax man sama làmmiñ ñu ne ñaw ma man bi may attaqué Macky Ablaye Wade moom fu mu nekkoon kooku doon wax bi man naan ko lii nga bëgg a rétroagir loi bi di xeex ak ñoom Doudou Wade ba ñu dàq ma fu mu nekkoon. booba mi ngi jaay ngooñ moom ak di yor ay brouette di def njool gaaraas kon pourquoi muy wax ak man du ma moroomam ba àddina maa ko mag lu muy jaay mag ko ëppale. Moustapha Cissé Lo d'après avoir quitté à Touba milité à Dakar l'électoral s'est augmenté nga xam ne nañ kii amoon na engagement mais arrogance am ak doxalinam bu ñaaw ak ñàkk respecté kilifa diini ak ñàkk wormal doomu aadama tax na ba nga xam ne ñi bëri noonu ñu ma ko sol ndax jëmmam. xam nga Macky Sall daf leen a jéppi ku xam Macky Sall xam ni la force tranquille la du wax ak ñoom ndax daf leen a jéppi ñoom li ko ñëw peut-être mooy liggéey réew mi mais nit ki mën nga bëgg liggéey mais dana am loo xam ne dañ lay yàqal il faut que mu jóge ci tekkaaram gi bu dee jël décision sanctionné leen mu sanctionné leen continuer liggéeyam ndax bu leen sanctionné du yàq ci liggéeyam dara du yàq ci peuple bi dara li ko dese bariwul 4 ans moo ko dese 4 ans yeeg fa dese na gaaw pour liggéey mën a xool dan lay def social bi ak maanaam géopolitique bi yëpp ñu xool nekk ci benn raay mën a àggale dialogue bi ñëw ensemble ñu mën ko jàmbar programme yi élection locale ak élection législative yi bu ko defee bu fi dee 2024 moo gën sa présidentiel dem keneen ñëw toog pour àggale réew mi ndax réew mi du yem 2024. loolu rafetul loolu du kii parce que loolu du qualité bu baax nit dafa war a am li ñuy wax bàmmeelu biir nit du lépp lu mu xam wax ko nit du lépp lu mu xam wax ko su fekkee ne nga xam ne yow lépp loo xamal nit wax ko nit ñi sax dañ lay ragal dañ lay daw. parce que nit dafa war a am sutura du lépp lu mu xam rek wax ko nit dafa war a am sutura fetul parce que loolu bu boobaa xale yi roy si ñun duñ roy si ñun lu baax te ñun dañoo war a nekk ay royuwaay yoo xam ne surtout boo demee ba nekk ab député nekk si git léegi nag fukki millions yi nit ñu tànn sa téeméeri nit ak juróom-benn fukk ak juróom wax dëgg ne yàlla yow boo xamee royuwaay nga war a nekk soo xamuti royuwaay nga war a nekk. non je pense que loolu du lu jaadu parce que ku nekk boo xamoon boo waxaloon na nga xam sa moroom du dëkk bi du dem parce que problème bi du entre ñun ni ni waxante suñu biir ak loolu mooy li may wax sànq responsabilité bi problème bi mooy taxawaay bi ñu war am pour population yi xam nga ñëw ni yow gis naa la fii gisuma la fële xamal naa li taxul ki xiif faj xiifam taxul ki mar faj maram taxul ki bëgg xëy am liggéey
da ngay nekk ci la nga xam ni ki bëgg xëy dina am liggéey ki xiif dina mën a lekk ki mar dina mën a naan ci yooyu nga war a nekk te boo demee ba jiitu ñu jox la kàddu gi jox la xaalis bi da nga war nekk ci loolu mais pas ci seen biir ci ay mbir yi nga xam ni amul njariñ trop. waaw man déjà yaakaar naa ñoom ci jamono ju yàgg ñoo fi doon wax naan ñun Pastef dañuy saaga tey askanu Sénégal ñëpp xam nañ ni tey ñi nga xam ni ñooy comporté wu de manière ou bien de façon irresponsable ci ay kilifa te nekk ci état donc ñoom la du ñun ndax ñoom ñoo doon wax naan opposition bi ñoo am attitude boobu te wëlbatiku nañ Sénégal ñëpp gis ni ñoom ñoo am attitude boobu donc xam nga tey jii nga ne sénégalais yi dañ la dénk wóolu la ba dénk la nga waroon faj seeni soxla taxawu seen bëgg-bëgg fajoo ko li ngay def mooy ay kilifa toog ci plateau télé ku ci nekk di saaga ku nekk di delloo moromam Sénégal waroon na weesu fii mais déet du ñu bett parce que ki nga xam ne moo jiite réew mi ak ay ñoñom ànduñu ci ànd boo xamante ni ci bëgg-bëggu Sénégal ku ci nekk ci ñoom li leen ñor mooy seen intérêt askan seen intérêt crypto personnel. président du ci yéey te du ci yàbbi te ñëpp xam nañu président dafa nekk nit koo xam ne nit ku calme nit kenn mësu ko xam ci violence ba mu nekk opposition ba mu nekk ci pouvoir waaw non parce que nit ki nag bu la jiite dafa war a nekk seetu ci yow parce que dama jàpp ne ñoom Macky Sall nekkul seetu si ñoom parce que Macky Sall lépp lu mu am ci àdduna wax may ko liggéey ak jëf moom moo ko may kon nag képp nga xamante ne da nga nekk ci këram da nga war a tegu ci tànk yooyu kon nag amul lu ci président di wax le président mën a jàngal na ne xool ba ma nekk opposition nan laa comporté ak population ba ma nekk ci pouvoir tamit ban comportement laa am ak population ñoom nag ñoom ñoo yeeg gis-gisu président de la république amul leen président toog di wax ay xale yu ndaw ne ñëw di leen corriger parce que lii nekkul seen rôle lii nekkuñ ci loolu la ñuy xaar si ñoom au moins que ni parti lañ boole ay député lañ ay représentants du peuple lañ bu ñu amee lu ñuy réglé nañ bàyyi ba ñëw suñu siège national ñu réglé ko foofu waaye bu ñu ñëwee ensemble askan bi lañ ko nekkal pas ñoom seen bopp. mais je vois que vraiment si rampe yi ñu yaakaar ne fa la un pays war a jaar pour dox bii pays jaaru du je m'en foutisme de l'indiscipline totale caractérisée et notoire parce que rien que cas bi ma la wax démb rek bi ma la wax barki démb mu dal ma rek jaroon na république bi yëpp jóg taxaw jigéen ñëpp jóg parce que tey kooku noonu rey na yaayu ñeenti doom yoo xamante ni kenn ki mu ngi def bac yaayam di ko accompagner sonn ci moom mu rey ko ci xale bu tuuti kenn du ko tëj loolu c'est de l'indiscipline. waaw loolu li ma si wax rek mooy c'est-à-dire jikko yi la rek la c'est-à-dire nit ki moom même bu fekkente ne da ngaa séq ak moom démb warul teg tey di ko wax même bu fekkente ne da ngeen am ay jafe-jafe ak lu ngeen mën di def ndax nit ku ne da ngay am bàmmeelu biir ndax ba ngeen koy séq yee ñaar di ko def boo bëggoon koo xam mais nit ku du sàmm sutura nag doo sàmm tamit secret yàlla subhanahu wa taala rëbb na la. xam nga ñoom mun ñoo yàqal dara si avenir politique Sénégal ndax ñoom ay ñu tuuti la ñoo xamante ni ñu si bëree bëri seen jikko askan dul fi na jéppi kon yaakaar naa amul lenn lu mën a tuuse wala lu mën a yàq pour réew mi. man daal lu ma leen mënta wax bu daal Moustapha Cissé loolu de référence ci man waaw man moom wax dëgg yàlla de waa mu wax xam non parce que mënu nekk référence ci man parce que tey man su ma nekkoon vice président fii ci Assemblée nationale nekk président parlement CEDEAO su mu ñëwee beneen comportement laa wane pas comportement ndax même bu dul dara na nga xool yenn dëkk yi ngeen xamante ni gënuñu leen ndey gënuñu leen baay gënuñu leen juddu ñoom ñu opté nga jiite la commission CEDEAO au moins lépp loo mun di véhiculer ci ay message dafa war a nekk loo xam ne njëriñu askan bi la war a nekk wante warul nekk sa njëriñu lañu bopp rawatina ba nga ñëw ba ci Assemblée nationale di wax li nga xam ne yow sa njëriñu bopp la kooku mënul nekk référence ci man parce que ñun tamit ay ndaw lañ ñoom ay miroir lañ ci seen kanam dañoo war a seetoo si ñoom mag nag soo ko nawlawul doo jël sa bët naa nga ko jàkk maanaam bu jëfee ne ko cim nga ko li xam moom mooy heure yow nga bañ cee teg sa tànk man daal fii certains députés wax dëgg yàlla le mot l'honorable sax du ma leen ko wooye parce que li nga xam ne moom mooy rôle député gisuma ñu ko figé. mais loolu moom laa wax léegi dafa war jël responsabilité am arrêté pagaille boobu parce que pagaille weesuwul li xew tey ñu ñëw bay tëj budget marathon ñu vote sans débat xam nga yéen am ngeen expérience su fii assemblée xam ngeen ni lii mosu leen ko fi gis marathon budgétaire heure bu daan jeex au moins am na débat mais la première fois ñu ngi leen tey vote sans débat xam nga pagaille bi gën a bon pagaille bi gën a grave mooy boobu. jéego biñ ci mën a dem rek mooy waxtaan rek mooy mën a nekk ñu waxtaan rek fexe xeeyante fexe waxante dëgg ne nag wax dëgg ne yàlla jamono bi ñu toll daal li suñu président ku xool ci président de la république war nga mën a mu du tontu kon nag ñun am na lu ñu roy li ñu sant mooy nañ bàyyi wax ji dem liggéey moom li mu soxla mooy résultat bi mu faloo léegi amatagut juróom-ñetti weer war a dem juróomi at résultat la war a soxla kon tolluwuñ ci wax li ñu toll mooy ci liggéey loolu rek la ñuy laay woo ñëpp ci loolu laay nekk ci loolu rek laay woo ñëpp
waaw mais man damay wax ni gis nga jeune leader yi war a juddu ñoom ñoo war a xool forme bi ñu war a defee politique man dem naa benn dëkk Côte d'Ivoire si assemblée parlementaire de la francophonie ma gis ay xale yu toll ni yow nekk ay 10 personnes ñëw ñu présenter leen les députés francophones yi fa nekkoon ñuy wax ni ñoom dañu bëgg a initier wu ci politique ça veut dire gis nga fi ñu commencé ñoom dañu ñëw au sommet pour jàng def initiation à la politique mais li ma leen wax mooy forme bi ngeen di initier woo en politique na ngeen ko seet ne commencez pas par les bagarres parce que si vous commencez bu ngeen amee un mois et demi nangam ñu commencé leen wax waaw yow responsable bi def ma sonal saagal ma ko xasal ma ko nangam ça c'est pas de la politique il faut commencer d'ailleurs xool seen dëkk naka lay doxee les affaires sociales les affaires économiques xam nga lenteur administrative yi ngeen xool la corruption ngeen xool loolu ngeen commencer foofu jëm ci kanam. Je pense que li ñu war a accès c'est pas les propos de Cissé Lo ou de Massamba ou de Mademba mais li nga xam ne moom lañ soulever te mooy distribution des semences et des engrais te mu waroon juge ci ñi koy joxe àgg ci baykat yi mais dafa takk ci ay diggante loolu noonu responsabilité état la responsabilité procureur la ak organe de contrôle yi ñu jóg xam fan la semence yooyu ak engrais boobu jaar ku ñu leeral ko askanu Sénégal donc lu jëm ci askan bi yitteelu leen moo tax tey ñu waroon andi ay réponse yu mat sëkk ci bëgg-bëgg askan bi andi wuñ ko à la place ñoo ngi feeñalante seen i mbir ñoo ngi saagante loolu daal la ñu am lu ñu andi Sénégal te je pense que askanu Sénégal bu fekkee ni déception bi nga xam ne am nañ ko ci falu Macky Sall bu amaat nañ ci déception ndaxte ay nitam ñun loolu rek la ñu mën a jox fajuñu suñuy aajo fajuñu suñuy soxla ñun askan bi mais li ñuy faj mooy seen intérêt personnel ku ci sa intérêt doxul nga saaga sa morom sénégalais yi di ko déglu te yaakaar naa loolu la ñëpp di ñaawlu.